léegi laaj bi nga xam ne moom la ñuy tëjee suñu jotaayu tey ci ay kàddu dafa jëm ci ki nga xam ni kenn la ci yéen bokk ci yéen nekk tamit koo xamante ni ji mën nañu wax soppee Sénégal yëpp la di nit koo xam ne ji yàlla ne yonent bi nee na ak luy dundal diine ji see lañ ko xam muy oustaz Taib Socé mu nekk ci xat-xat nattu dab ko ci loolu ci li ñu jot ci ay information muy ñu ngi koy defal benn téléthon boo xam ne ji ça tourne autour de 100 millions de francs CFA. Alors ci loolu imam ndax dëkk bu doy ni Sénégal ñuy wax ni les 95% ci population bi ay jullit lañu est-ce que rafet na wala jekk na wala yellu na ci ñuy maanaam ketal ku doy ni oustaz Taib Socé ci diine ji 100 millions de francs pour génn ko ci fële nga xam ne mooy ndungu siin yow loolu ban jàngat nga ciy def. waaw d'abord dama bëggoon dénk sama bopp di dénk mbooleem téléspectateur u Sénégal 7 nañu mbaanu ndax nit ki bu amee sa benn mbokk jullit sa compatriote nattu dal ko te dossier judiciaire ba xamoo ci dara nañ ci mbaanu parce que da ngay dugg ci réseaux sociaux yi ndeysaan nit ki boo ko yërëmul ñaanaloo ko jàppale woo ko bàyyi ko nattoom waaye da ngay dugg ci réseaux sociaux yi gis ñuy def ay réquisitoire mel ni procureur contre Taib Socé nga gis ñoo xam ne dañuy dem sax di def verdict mel ni président tribunal correctionnel loolu un croyant waxuma julli rek mais un croyant dans le sens large mën nga ci ameel sa mbokku croyant àq ba pare nga jëli si bàkkaar bu rëy te dara jaru ko moo tax maa ngi répété fii Taib Socé jaayul or Taib Socé du jëndkatu or Taib Socé li ko dal mu ngi ko dal dans le cadre d'une activité bu ñu tuddee intermédiation dans le cadre d'une transaction financière sur l'or maanaam da doon dox diggante kuy jënd or ak kuy jaay or loolu nag c'est pas un délit ndax dafa mel ni rek nga bëgg a jënd terrain wala kër xamoo fu terrain am xamoo nu muy demee foog nga jaar ci intermédiaire bi ñuy tuddee un agent immobilier wala un courtier métier la. mais ci loolu oustaz. dañu tàmm naan waaw oustaz yeeg ilimaan yi dañuy toog ci jàkk yi rek di lekk addiya waaw bu oustaz bi jógee def une activité professionnelle ñu xas ko alors kon ki dafa doon dox diggante kuy jaay or ak kuy jënd or léegi nag ki diggante day jaay or moo tax ba ma demee prison le 30 bi passé tooñ naa Taib Socé ci li ko dal nii rafet njort bu ëpp moo ko dal alors ki wax ne day jaay or digge 30 kilos or Taib wóolu ko ba ni ko waa ji defee pression pour qu'on le paye d'avance Taib tam dem ca ka war a jaay ka war a jënd parce que kooku rus na ko daal di insister auprès de lui kooku fay jaaykatu or bi comptant 146 millions non seulement ba fii may wax ak yéen livré wul le plus petit gramme d'or waaye dafa lekk 146 millions yi ne bëxët ñett daw à l'étranger ñun localisé nañ ko Gambie léeg-léeg mu jógee Gambie daw Mali waaye yëg nañu temps yi ñëwoon amoon na fit bu day nii ñëw ba Medina Sabax xam nga lu mu fa doon lijjanti waaye dawaat na génn dëkk bi alors kooku bi mu defee loolu lekk xaalisu jàmbur te livré wul or ñiy jóg tamit di bëgg a xas ki porte plainte ñu ngi koy tooñ ndax kooku bu déposé plainte tribunal parce que alalam la soxla 146 millions yi du ko bàyyi muy demee noonu tribunal bu jógee bëgg a teg loxo ka lekk xaalis ba te nee nañ ko daw na kon tribunal dans un premier temps la ñu mën mooy teg loxo ka doon dox diggante bi mu tombe muy Taib Socé moo tax ba ma demee seeti ko keroog dama ko ne Taib lii la dal tey ginnaaw bu ñu la masaloo daf may fàttali benn baat bu la Abdou Latif Gueye waxoon te maa ko fekkee ndax ñoom ñaay ay collègues lañu de plus de 20 ans mu ne ko oustaz Taib mu ne ko la béy mu ne ko baax nga lool waaye li yàq sa affaire da nga war a bàyyi koo gis nga jàpp ne ni nga dëggoo respecte sa kaddu nga jàpp ne ñëpp noonu la ñu mel nee na ko loolu erreur donc Taib Socé dans cette affaire a été victime de sa naïveté et de sa bonne foi léegi nag defar na plaintam di wax ni daf koy jox avocat maa ko bloqué ne ko bu ko téel loolu ça va nous distraire bàyyil ñu lijjanti lii parce que lii boru waa ji la mais comme que daw na yaa doon intermédiaire bi sa bor la léegi bàyyil ñu lijjanti ko jox ñu feu vert parce que on veut organiser lu américain yi wax une fundraising
une collecte de fonds te ñu tàmm di ko wax fii téléthon buñ ko dajalee ba xaalis ba mat ba ñu jox ko sa avocat mu yóbbu ko tribunal woo plaignant bi jox ko ba ñu teggi la contrainte par corps ba nga feex on va faire une conférence de presse suñu avocat toog nga toog ñun le comité de défense le comité de soutien pour la libération de Oustaz Taib Socé toog on va annoncer à toute l'opinion qu'on va déclarer la guerre à cet escroc sans foi ni loi bi la teg lii mu ne waa kon d'accord naa ma ne kon téel plainte bi parce que fi mu ne boo nee plainte rek dañuy fàtte téléthon bi nekk ci affaire plainte bi. waaw ci loolu imam question bi ni ma la ko laajee li nga fi expliqué yëpp c'est bien beau pour mu leer ci ñi nga xam ni dese woon naa leer waaye li ñu bëgg a xam mooy dëkk bu doy ni Sénégal laa la wax les 95% sont des musulmans mais waxuma sax 14 régions yi mais Dakar kese 100 personnes de bonne foi ku si nekk génn 1 million du 100 millions. moom kay bu ko nekk génn 1000 francs rek. wala am na sax fii am na nit yàlla yoo xam ne peut-être ñu bari xamuñu leen mais benn personne rek war naa mën a génn 100 millions wala 200 millions génn ka ndax benn jullit. dara ci ñoom xoolal grand théâtre lañ fay tuur ci xaalis chaque fois bu ay xàppar ñi amee foofu xoolal Sorano li ñu fay tuur ci ay xaalis nag ngeen ko tuddee sax baatere xaw ma kenn xamul la fay tuur ci ay millions. nitu yàlla ngi koo xam ni sénégalais bu ne bu dee wax dëgg rek ak seet sa digganteeg sa borom rek la soo waxtaanee ak sa njëgënaay di nga reconnaître au moins une fois dans ta vie sur les 30 ans de carrière de prêche de Taib Socé ndax liggéey na ci télé yu bari liggéey na ci rajo yu bari bu weeru koor jotee tamit ñu ngi koy woo à gauche et à droite muy def ay tafsir Quran kon ku waxtaan ak sa njëgënaay di nga reconnaître ne que am na au moins benn bés dans ma vie Taib Socé ji na ma benn xaalalaahu yàlla nee na wala mu ji ma benn xaalalaahu rasulullah yonent bi nee na alors comme que ku nekk si ñun reconnaître nga ne am na njariñ lu la tey mës a amel ci wàllu diine moo xam dëgëral na sa tawxiid dëgëral sa iman te ñun ñoo toll di ñoo tàmm di dem ci gàmm yi ci ziyaar yi ak ci màggal yi ñun jullit yi di fëgg suñu dënn naan innamal mu'minuuna ikhwa jullit yëpp ay mbokk lañ waa benn occasion ngi ni pour ñu jëfee ko suñu benn mbokk jullit te nee ngeen jullit yëpp ay mbokk lañ mu ngi ci ay jafe-jafe rawatina Taib Socé jaayul drogue reyul nit du truand dañ ko truandé nax ko kon na occasion ngi ni ñu fay ko borom. kon waaw mais ci loolu dañuy wax ni fi mu toll nii kii si waxtu yu jot na ana diine ji ana niti diine yi man li ma bëgg a xam mooy par exemple téléthon bi naam du lu bon mais am na fii tey am na ci sutura te kenn du ko yëg. kenn du ko yëg. ana sutura. dëgg la moo tax fi mu ne nit ki foog nga waxal ko dëgg rek am na ci ay nitu diine yu commencé di lamb seen poste moo tax incha allah bu ñuy reprendre téléthon bi fii dinañ leen liir seen tur mu fes ñëpp a dégg ko ndax Seydina Mohamed moo santaane loolu nee na jullit bu defee lu baax nga fësal jëfam ju baax ñaari njariñ lay am benn njariñ bi mooy dana tax kooku bu doon benn jéego la def bu ëllëgee mu sawar def fukk dana ko yokk jom deuxième njariñ di siiwal jëf ju baax ka toogoon ci ruq ba toog naan sama yoon newu ci dana jéem a fas jom daal ne du ma nangu kële gën ma baax loolu tax nag téléthon bi am njariñ moo tax dañ ko démarré te ñu ngay remercier sa naataango Bougane Gueye Dany ndax tout le monde sait que 1 minute télévision xaalis la 1 heure de temps télévision ay millions la waaye daf ñu may gratuitement 1h30 waaye kon on a constaté que bi ñuy jëlee système bii nga xam ne Seydina Mohamed ne ku def lu baax siiwal leen ko ndax téléthon loolu rek la mais ñu commencé 9h ba 10h30 rek encaissé nañ 13 millions 500 am na ñoo xam ne dañuy jógee seen kër jël taxi xërëm ba egg versé am na ñoo xam ne dañuy ñëw ci suuf woo gardien mu ñëw ñu daal di oo Fadel Gueye le coordonnateur du comité de soutien pour la libération de Taib am na ku yëkkati 500000 jox ko mu ne waaw jox ma tur bi mu ne ko waaw neel benn waay rek xoolal loolu kon nag vraiment sénégalais yi ñu baax la ñu sénégalais yi ñu am yërmande la ñu waaye encore une fois kilifa diine itam si téléthon bi di ñëw am na ci xëy na du ñëpp nag mais am na ci 3 ou 4 yoo xam ne wax dëgg yàlla oustaz Iran Ndaw dana leen tudd ñëpp dégg leen alors bu ko defee nag ñuy ñaan rek ndongol daara yëpp que kii ci yéen la bokk ndax oustaz la comme yéen xaalim la comme yéen imam la comme yéen moo nekk ci jafe-jafe te li ko dal mën na dal ku ne kon nag sasuñu kenn dara
am na ñu joxe 1 million dégg nga oustaz Aliou Sall naataango kii oustaz Taïb Socé la 1 million la joxe. te wóor na ma ne parce que defe naa ñeenti jabar la am xaw ma dafa fees dell kii charge waaye serré na ceinture am lu mu def. Iran Ndaw yëkkati na 1 million joxe alors ñooñu wane nañu le véritable comportement du musulman bi nga xam ne mu ngi tënku ci innamal mu'minuna ikhwa jullit yëpp ay mbokk lañ. alors kon nag téléthon bi di ñëw ñu ngi am yaakaar ni dinañu am lu weesuwaat suñu njort parce que 13 millions yi dégg naa atteindre nañu sànq ci ngoon 15 millions may wax ne nag balaa téléthon ba di ñëw en attendant balaa ngeen di lekk seen xaalis ndax weer bi dee na te xam nga xaalis père de famille mënu koo yor day mel ni rek luy jaar ci sa baaraam seey ndax charge yi ñoo bari moo tax ñu leen di ñaan yéen ñi am yéene am xol jàppale Taïb Socé te mënu leen xaar téléthon ba ndax ci diggante ba xaalis ba mën na ne mes jox nañ leen bunt bu dee am ngeen possibilité verser ci banque mu ngi banque islamique du Sénégal agence bi nekk place de l'Indépendance boo leen demee ngeen laajte compte numéro N 112 111 maa ngi koy répété N 112 111 ngeen versé foofu Iran Ndaw dana ko jot. bu fekkee nag dem banque di def ay formalité di ci dafa xaw a compliqué ci yéen parce que am na benn association marieuse ay jaaykatu jën ci xaw ma ban tefes la ñu nekk yu ma woo nee nañ ay affaire banque dafa compliqué ci ñoom mën ngeen jël système transfert d'argent yi bu leen ci neex rek su boobaa da ngeen koy adressé soxna maam Jabu Samb soxna maam Jabu Samb mooy jabaru oustaz Taïb Socé numéro 77 310 95 86 77 310 95 86 ngeen seet système transfert d'argent bu leen neex rek ngeen dugal ko ci su boobaa comité bi dana ko doj ñu di ko dajale balaa téléthon ba ñu tudd seen tur ci télévision bi boole ko 15 millions yi ñu am alors am nañ yaakaar ne ndànk-ndànk rek xëy na balaa sori balaa ñoo génn nawet bi yëf yi mat ñu mën ko jox Taïb Socé su boobaa ngeen am ci yiw li tax ngeen nar ci am yiw bu rëy dañ nekk ci weer wu tedd ndax ñu ngay waajal yawmal ashura ñu ngi doog a dugg dans le nouvel an musulman xam nga am na ñoo xam ne ci période bi dañuy joxe ay azaka waaye azaka bokk na ci yi nga xam ne sunnatul nabawi moom la gën a gërëm mooy azakaw ku amee bor nga fayal ko borom te tey lii gàllu ci loosam bor la kon nag buntu sàkku tiyaaba bu rëy ni ma di leen yëgal ne na xeebuñu dara wax naa sànq oustaz Aliou Sall ak Taïb Socé ak Iran Ndaw joxe nañ ku ne 1 million am na ay commerçants yu joxe 500 000 mais am na benn chauffeur taxi 1000 francs la joxe waaye tudd nañ turam xeebuñu ko am na ñu joxe 5000 am na ñu joxe 10 000 lu waay am rek am na ay élèves yoo xam ne dañu cotiser seen biir ñaan seen papa 300 ñaan seen tante 1000 francs ñu dajale ko ba mu mat 10 000 ñu ñëw joxe ñu daal di leen tudd kon nag xeebuñu dara ndax loolu mooy devoir jullit bu sa moroomu jullit nekkee ci jafe-jafe nga ñëw taxawu ko incha allah.